Wa asalaamaaleykum chers téléspectateurs de Folie Média sur votre petit écran devant votre petit écran Amadou Keita présentateur de Folie Média tey nag ñu ngi fii nii nga xamante ne mooy terrain Xaar Yàlla pour investiture Yewwi Askan Wi war a jiital seen candidat Barthélémy Dias. Barthélémy Dias nag mën nañu wax ne bu mu wootee boobu léegi fii mi ngi fees dell malgré sax problème yi mu am ak justice bi teewul ñëpp ko wuyu si sérieusement mu doon loo xamante ne waaw am na ñu ko doon xaar am na ñoo xamante ne tamit xaaruñu ko woon waaye gis nañ ne tey presse bi sax pour ñoom fi ñu taxaw sax c'est tout un problème ñu ngi nii nag fii moom mën nañu wax fa sànni matt mu tax yéen a ko mën a gisandoo ils ont tous répondu à l'appel tey mën nañu wax ne il est accompagné de Aïdara il est aussi accompagné de Malick Gakou ñëpp ngi fi notable ñëpp ngi fi Ousmane Sonko il est là Khalifa Babacar Sall aussi il est là ñoom ñëpp ñu ngi fi sérieusement wuy si nañu ak doole daal te gis nga ñoom ñëpp indaale nañ mbooloo boo xamante ne tey maara day taale ñun presse bi sax pour ñu def suñu liggéey normalement c'est tout un problème ndax nga commencé wax sax am ku la ñëw fël pour jàll pour jege si moo tax it kaay nii dañuy ànd rek ñu wan leen exactement ce qui se passe nee wax nag ñu ngi ci YouTube ñu ngi ci Facebook mais ñu ngi tamit si satellite bi ci degré 16 fréquence 12297. ma ne nañu sant yàlla santaat yàlla bu baax suñu xel dal na suñu xel seet na Barthélémy Dias j'étais censé au nom des leaders ma def parole ak i propos bu investir le suñu candidat loolu lañ ma santoon muy wareef muy bànneex muy lu ma sawar ngir ñett yëf bu njëkk bi mooy Barthélémy mbooloo mi la doyloo mbooloo mi nga àndal mbooloo mi tax lii moo ni Barthélémy Dias la ñu yokk ci ni suñu 19 candidats yi parce que nag combat wu mairie combat wu ville combat wu commune la il faut gagner dans chaque commune il faut gagner dans chaque commune sama doom Ngoné présenté na léegi suñu candidat yi ak suñu candidat yi nga xam ni moom la ñu am ci 19 communes muy ay jigéen ay góor ay xale ay mag yoo xam ni ils ont la culture de leur commune ils ont le sens de leur commune ils sont imprégnés des réalités de leur commune mais c'est surtout c'est des candidats de rupture d'innovation c'est des candidats qui vont oser construire leur commune looloo dalal suñu xel looloo dayloo suñu xel parce que xale yi nga xam ni moom la ñu jiital ci 19 communes yi dañu xam seen bopp xam fi ñu bokk xam li ñu doon xam li ñu yéene xam li ñuy liggéeyee mën ko liggéey te fas yéene na def lu fi kenn daawul def xam nga lu tax parce que dañu wuuteeg ñi nga xam ne ñoom ñooñu jàmmaar lool duñu benn ñun ak ñoom duñu benn duñu benn duñu benn boo fekkee fi ñu may néewle ñu xëy na yaa koy jiite ci ñaari ci saa boo fekkee fi ñu may néewle ñu xëy na yaa koy jiite ci ñaari ci saa dama ne suñu candidat yooyu ak suñu candidat yooyu ñu wóolu c'est des personnes de rupture ñu xam seen bopp xam lu tax ñu jiital leen ñu xam surtout li nga xam ni moom la Yewwi Askan Wi tëral ci doxal nag yéeneeg yaakaar doxal suñu doxaan li tax ñu tànn leen ils sont imprégnés ils sont inspirés de notre idée de gérer autrement nos localités gestion bu wóor gestion bu leer gestion bu aw yoon mais gestion buy jëriñ askan wi
Nous sommes tous adeptes du penser local et agir local. Penser local et agir local ku nekk ci ñoom suñuy candidat yooyu ak suñu candidat yi xam nañ ni soo doxalee sa dëkk muy sa koñ di sa kër di sa quartier mën nga doxal sa kër mën nga doxal sa dëkk ëllëg parce que dëkk bi mooy kër gi mooy koñ bi mooy quartier bi mooy fi ñu dëkk suñu candidat yi loolu moo leen inspiré mais li leen soxal mooy dañu leen fal nag ngir liggéey ngir ànd ak askan wi liggéey ak askan wi liggéey ngir wër askan wi ñëpp xam nañ ni Dakar mooy Sénégal ma ni Barthélemy liñ la sas man nga ko attan nga ko bëgg nga ko te daal la ko jox liggéey askan wi liggéey suñuy gox mooy liggéey sa réew parce que da ngay toppatoo askan wi da ngay toppatoo seen dëkkin da ngay toppatoo seen dëkkuwaay da ngay toppatoo seen melokaan da ngeen di toppatoo seen nekkin da ngeen di toppatoo seen ëllëg ak lu leen jëriñ ak lu ñu bokk mais la différence avec les autres c'est que ñun li ñuy def dañ koy def ngir ñoom ak ñoom pour ñoom ngir lu jëriñ dëkk ñaareel li Barthélemy Dias pour investir ma wax ci leeral Yewwi Askan Wi. d'accord ba dee. muy àndu d'accord ba dee lu mu ànd ko. muy àndu nawle mais muy àndu ay bañkat. d'accord ba dee lu mu ànd ko mérité. bañ yenn yi bañ nangu yenn yi parce que nag ku xamul sa bopp mooy nangu yenn yi ku xam sa bopp am na loo dul nangu doo ko def parce que nag dara jaru ko fi. lu nekk ci nettal lañu Yewwi Askan Wi li mu proposé askan wi du pour ñu Yewwi Askan Wi wóor nañu ni chacune de vous chacun de vous est conscient de ce qu'il peut apporter à sa collectivité et à sa localité mais surtout ku nekk ci yéen xam na ni la koy jëriñ moo koy defal boppam ku koy ci fekk na koy jàppale wante du mën xamal na ko boppam. Yewwi Askan Wi ni il faut gérer autrement les collectivités. Il faut que nos collectivités soient le miroir de l'État futur que nous allons construire en 2022 quand nous gagnerons les législatives, Inch'Allah. dañu bëgg mairie yi ngeen di yor dooni structure yoo xam ni ku ko gis xam ni lii weesu na lii am na lu coppeeku ci lii am na nit ñi jëriñ moo tax Barth yow ak say 19 collègues dañ leen wóolu dañ leen doyloo dañ leen yaakaar mais xam nañ ni du ngeen ñu bett du ngeen ñu beddi te di ngeen def li ñu bëgg incha allah. ñetteelu kàddu bi Barth mooy yow ak Dakar yow ak Dakar. pourquoi ñun ñëpp ñu d'accord ni yaay suñu candidat tu en as le profil tu en as la capacité. Tu as l'ambition, mais tu en as surtout la force de caractère qui fera que tu seras toujours à l'avant-garde du combat pour Dakar. Au nom des leaders xam naa ne dana am ku mujj wax moo tax du ma balee lépp mais xam nañ ni wóolu nañ la doyloo nañ la yaakaar nañ la te yéene nañ la yàlla na Dakar mottali suñu yéene du soir du 23 janvier vive Yewwi Askan Wi vive Barthélemy Dias vive les 19 communes les 19 maires des 19 communes de Dakar. Assalamualaikum wa Ndakaaru. Assalamualaikum Yewwi Askan Wi. Assalamualaikum Ndakaaru. Assalamualaikum Yewwi Askan Wi. wax ji nag moom tey du gudd
ñu ngi nuyu leader yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw stade bi yëpp si Malick ñu ngi lay siyaare di la nuyu baax a baax a baax nuyu tous les leaders balaa ñoo leen di juum président Ousmane Sonko maa ngi lay siyaare di nuyu Abbas Sall maa ngi lay siyaare di nuyu waaw dama ne jigéen ñi nag am na benn kilifa bu doon wax ne ku bëgg a falu nañ la jàppale kon yaakaar naa ne yéen jigéenu Ndakaaru nag yor ngeen seen maire il est là di Barthélémy Dias fal leen fukki maire ak juróom-ñeent yi te ngeen fal ko moom nii mu nekk maire de la ville de Dakar Dakar moom ak yi loolu demee na côté ñun nag au niveau de Guédiawaye loolu la ñu xam moo tax ñun juróomi commune la ñu am 3 communes yëpp ay jigéen ñoom ñoo ko jiite. ñu commencé ko ci ki nga xam ne moom mooy seen doyen ñu bëgg ngeen tàcc ko di Adjaratou Ndiémé Baar moo nekk nii nekk parti socialiste bokk ci Khalifa Babacar Sall bokk Yewwi Askan Wi keneen ki ci topp nag moom mooy Khadija Maye Góor Diouf ak ki nga xam ne nag mooy madame Aminata Kanté maire bu Sam Notaire nuyu tamit Khalifa Ababacar Thiam te dellu si ñaareel Limamou Laye Pire nuyu tam nga xam ne mooy Tailleur Konaté mi nga xam ne mooy te dellu si wax na Minza yéen waa Ndakaaru jàpp leen gaynde gaa ngi nii gaynde gaa ngi nii Barthélémy Dias a ngi nii Barthélémy Dias a ngi nii prochain maire de Dakar jàpp leen ñu gën ngeen li Mahmoud Saleh wax Mahmoud Saleh nee na élection Macky Sall en 2024 dafa dépendre ci élection locale yi kon Macky moom dem kon Macky dem ma bëgg ñu yëkkati ko ci lu gàtt Macky dee na Macky dee na Sonko Macky dee na Macky dee na Sonko Macky dee na Macky dee na Sonko Macky dee na mais j'avais également dit balaa ñu koy suul nanu def bakkan bi xool ndax du sëqat ndax borom pexe la pexe yi tàmbali na ci préfecture yi ak ci sous-préfecture yi ils ont tout fait pour éliminer les listes de Yewwi Askan Wi mais je suis heureux de vous annoncer que 70% yi liste yi nga xam ne annulé woon nañ ko récupéré nañ ko. Je suis heureux de vous dire que les 30% qui restent suñu compatriotes yooyu ñoom ñuy déglu daañu dem ak ñoom Cour suprême pour récupérer yooyu. Macky suul ngeen ko Dakar. daan ko suul dans les 602 circonscriptions nan ko topp avec efficacité avec rigueur moo tax ma bëgg lancer un message mooy tous les candidats fi léegi le 27 ñu nekk ci commune yi nanu fexe ba désigner un plénipotentiaire ci ñi nga xam ni ñoo bokk arrondissement ñu nekk ci ville ak département yi nanu désigner un plénipotentiaire parce que le 3 décembre à midi bëgg naa sunu plénipotentiaire yëpp ñu déposé ko bu ko defee ñu bettat leen bu leen may ful lu jaar nan leen wan rigueur ci li nga xam ni moom la ñuy def kon di daanele ci Barthélémy Dias maa ngi koy wax léegi nee naa ko Yewwi Askan Wi
a décidé de mettre Dakar entre les mains de Dakar. Dakar mooy Barthélémy tous les combats pour la ville de Dakar, il est au devant. Toutes les idées pour le développement de Dakar mi ngi koy wax guddi ak bëccëg te dina prison ba tàyyi ndax Dakar sànq na njabootam ñu koy gis ba tàyyi ndax Dakar kon lan moo gën a jekk lul jox ko Dakar kon le 23 janvier soreetul on va effacer Macky Sall de Dakar et on va engager son départ pour 2024. Je vous remercie. Participation de 500 francs par Sénégalais à travers le Kopar Express qui a été lancé. Ñun ñoo décidé askanu Ndakaaru jigéenu Ndakaaru xalelu Ndakaaru ginnaaw ba ñu tànnee Barthélémy Dias ni ko yow la ñu wóolu te yow la ñu bëgg ñun ñooy financer campagne am te dinañ financer campagne yu bépp sénégalais bu bokk Yewwi Askan Wi diriger suñu liste dëkk ci gox-goxaat yi ñu ni bu dee bëgg ngeen fi jëlee Macky jël leen Macky mii ngeen dugal ko ci biir Kopar Express ñu financer campagne yu Barthélémy Dias yóbbu ko ci ville de Dakar kon Macky ngir jëlee fi Macky jërë ngeen jëf. alhamdulillahi alladi bi ni'matihi wa jalalihi tatimu salihat mboolem mi fi teew maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam wax dëgg yàlla bi may ñëw fii amoon yéene jël kaddu gi barki démb laa agsi pendant 3 mois maa ngi en Europe ma ni woon damay ñëw wone sama jëmm ñëpp a xam ni agsi na pour feddali ni fekk fu ngeen taxaw danaa taxaw si seen wet fekk fi Yewwi Askan Wi taxaw danaa taxaw si wetam fekk fi sama doom ji toog Barthélémy taxaw danaa taxaw si wetam dañu toll fu nga xam ni fii si seen affiche da ngeen wax l'essentiel en route vers l'essentiel essentiel mooy lii essentiel mooy leader yi nga xam ne ñi ngi toog ndax Senghor dafa wax si essentiel naan quand l'essentiel est en danger s'opposer est un devoir. Man ma topp waxu Senghor wax ni quand l'essentiel est en danger s'engager est un devoir. C'est pour cela que nous sommes tous engagés. Gannaaw bi ma dégloo le président Khalifa Sall mu wax ba pare dafa fekk ni kenn amul leneen loo si teg li wax si jotaay bi yëpp leeral na ko fi mu jaar ak sama doom ji toog Barthélémy leeral na ko li ñuy ñaan yàlla rek yàlla jox nu ndam si lii nga xam ni mënu fi indi que le 23 janvier incha allahu taala ñu ànd ak moom mu dem à la mairie de Dakar. ñu ngi leen di nuyu waa Ndakaaru les 19 communes ñu ngi leen di nuyu di kontaan trop tey ci mobilisation extraordinaire et exceptionnelle bi ngeen def lii di firndeel rek ni yéen a ngi derrière vos leaders te na ngeen xam ni loolu leader bu ko am dara desetu la lu dul dem ci mbir mi ba jeex ci tàkk rek may nuyu leader yi fi nekk yëpp ku gis lii ku gis plateau bii ñi fi nekk ñëpp ngeen may ma wax leen ni ku gis Cheikh Tidiane Youm wala ma ne ku gis sëñ Moustapha Sy gis ci wetam honorable mon jeune frère un de mes rares
dans la classe politique Déthié Fall gis suñu sëriñ suñu kilifa sëñ Mansour Sy gis suñu doyen bu exceptionnel efficace def liggéey bu extraordinaire ci coalition bi te nit ñi xamuñu ko peut-être mooy suñu doyen Habib Sy gis ci watam docteur Cheikh Tidiane Dièye bi avenir bi ñu bëgg gis suñu Chérif Ahmed Aïdara waaye defe naa Alaaji Malick Gakou ak ñi fi nekkul ñi fi teewul parce que newuñu fi sama yaay ji Aïda Mbodj ñu ngi koy ñaan mu yokk ñaan yi ndax actuellement mu nga Màkka di Umra Cheikh Tidiane Dièye Moustapha Guirassy Djibril Diop mon frère Thiam Babacar Diop defe naa fàttewuma kenn waaye su ma fàttee nañu comprendre ku gis lii yëpp daje nga xam ni lii du coalition bu ndaw ku gis lii yëpp daje nga xam ni ci qualité ak ci quantité nous avons ici la plus grande coalition politique du Sénégal waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñun bu ñu fàtte lan mooy suñu jubluwaay élection locale benn étape la rek ci fi ñu bëgg a jëm nañu fàttaliku ni d'abord suñu combat dafa yaatu combat africain la panafricain la Afrique dafa tàyyi dafa sonn ci nekk mbalitu adduna bi les Africains en ont marre d'être à la traîne de l'humanité. Les Africains ont décidé de prendre leur destin en main. Et partout en Afrique s'exprime désormais le réveil des consciences. Le réveil des consciences. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Vous voyez ce qui se passe en Guinée. Et vous voyez ce qui se passe ici au Sénégal. Kon bu leen fàtte loolu mukk li ñuy xeex ci élection locale benn étape la donte am na solo bu ñu fàtte ni fi ñu bëgg a jëm wala fi ñu war a yegg pour soppi réew mi soppi Afrique ëpp na loolu moo tax ñuy waat ñëpp ci mobilisation autour de la coalition dañoo génn ci investiture ñëpp xam nañ ni investiture lu métti la bëri na ñoo xam ne mer nañu parce que la ñu foogoon wala la ñu bëggoon amuñu ko waaye bu ñu fàtte ni adduna bi wala Sénégal du taxaw keroog le 23 janvier 2022. lay suñu mbëbët ci Sénégal ak la ñuy xeex du jeex keroog le 23 janvier 2022. kon ñi ngi woo ñëpp ñu dellu si daal di mobiliser waat autour de l'essentiel. te l'essentiel mooy coalition bi ñu am ñun ñëpp xam nañu liy soppi Sénégal du génn ci lii kon yéen ñi teew fii loolu bu leen ko réeree mbir 2024 la ñu jëm te gannaaw 2024 ñu boole suñu doole boole suñu xam-xam daa di soppi réew mi yeewi askan wi ba yaakaar gi Sénégalais yàgg am xaar gi ñu yàgg xaar lu weesu 60 ans loolu lépp firndewu ci ni ñuy yoree réew mi est-ce que pare ngeen pour loolu. may wax tamit nay élection la ñu jëm dégg naa ay nit di jël ay initiative ne dañoo bëgg mbooleem ñi seq mbir mi daal di signer benn charte pour la non-violence man de damay wax man Ousmane Sonko du ma signer benn charte pour la non-violence. rafetlu naa seen yéene trop waaye nag gis nga violence kenn ku ne su defee li mu war a def kenn ku ne yem fi nga war a yem violence du am te nag bu ñu nangu parce que am na la xam ne dafa commencé ni roog naa fekk ngeen baal ma si wax ji parce que violence yëpp ci benn côté la jóge musoo gis opposition attaqué
toujours les mêmes ñooy attaqué ba pare laqatu ci gannaaw force de défense et de sécurité. su kenn ku ne yemee fa nga war a yem jàmm dina ne ñooy lu ko may nag li ma leen di wax yàlla santaanewul kenn nga dem joxe sa bopp ñu lay duma lu leen xosi soxleen ko. man maa ko wax dama ne gis nga Sénégal dafa am ay nit yoo xam ne heureusement bariwuñu ñun mën nañu wër ci télé yëpp di ñu saaga loolu tax ci der day romb mën nañu fay ay nit ñuy bind bis bu ne di wax lu ne si ñun day romb waaye yenu ay yat yenu ay paaka ñëw de dañ ñuy dóor duñ ko nangul kenn. dama ne xam ngeen ni ñii tolloo ñoom duñu sax seen morom moo tax ma ne leen ku leen xosi doon leen ko may jéem ku leen matt bu di leen bëñi loolu rek mooy solution bi parce que suñ ko seqoon ak ab nit sax ñu wax waaye xam nañ ñu ko seqal ñuy doon kon fu may daanelee nag mooy nañu mobiliser wu autour de tous nos candidats ci Sénégal ndax nag ñoo ngi présenté candidats yi waaye fàtte nañu nag ni candidat ngi fii candidat fan kon dama bëgg ngeen ànd ak man wax nii dama bëgg ngeen wax ndax enjeu bu rëy a rëy la xam ngeen ni waa ji fi mu ne nii looloo ko tere noyyi ndax labbaliñ ko fa labbali 2019 ba léegi digéré wu ko moo tax saa su ne ñu ne léegi lu xew lu bees mooy gis ngeen tey nee nañu signé nañu convention ak américain pour tabax ay pont Casamance lu baax la soxla nañ ko nee nañu tey taxaw nañu les points nano crédit baax na nee naa nag sama mbokk Casamance yi fu ñu ne alhamdulilah war nañu ne nag jërëjëf Ousmane Sonko ndax dinañ leen xëppal lu ne ci jamono ji ñu toll waaye le 23 ca guddi ñii bu ñu amee 25% ngeen xam ni du Ousmane Sonko. nañu mobiliser wu autour de tous nos candidats à travers le Sénégal Dakar nag ñëpp xam nañ ni Dakar mooy élection locale man bokk naa ci ñu taxaw samp lépp lu ñu mënoon samp pour que Barthélémy Dias nekk maire Dakar xam ngeen lu tax duma ci guddal de ndax duma ko tàgg ndax dama xam jikkoom tuuti boo ko taggee rek mu sax xilaaf moo tax ma ci wax lu bëri waaye li tax ñu sonn ci mooy benn Barthélémy Dias du koo xam ne da ngay ànd ak moom xare jot nga wëlbatiku doo ko gis xamal nag loolu laa gëm ñaareel bi foofu lay daanele Barthélémy Dias kenn du ko jox mairie mu jaay ko Macky Sall dina ko jël en tant qu'opposant dina ko yor en tant qu'opposant ba 2024 ñu indi waa ji ba biir bi weex taal ñu ne ko rëpp mu continuer ko yor en tant que ku bokk ak ñiy defar réew mi soppi réew mi moo tax ma ne Barthélémy Dias maire de Dakar asalaamaaleykum